12 ans d'existence, 12 ans d'action, 12 ans de réflexion, 12 ans au service de l'islam. Depuis 2009, le Daïra Paladin Amine a vu le jour. Depuis 2009, le Daïra Paladin Amine a deux pieds, une d'action et d'autres de réflexion. Aujourd'hui encore, on est présent dans la cité religieuse de Médine Djeylani pour discuter sur un thème ô combien important, mais aussi pour parler sur un homme d'exception, la lumière des lumières, l'homme qui a sauvé l'humanité, mais aussi qui a guidé les âmes vers le salut. Je veux nommer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est difficile de parler sur cet homme, il est difficile de le définir, et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, on a beau être créatif, imaginatif ou inventif, jamais on ne pourra décrire, jamais on ne pourra parler sur le prophète Mohammed. Quelle exception! À l'humanité, il a légué un trésor plus précieux que l'or, un patrimoine culturel multidimensionnel, un patrimoine scientifique incalculable. Aujourd'hui, on attaque une autre version, un peu attaquée et un peu pensée dans notre société, et pourtant, l'enjeu et la science du moment nous interpellent de parler sur cette question, parce que c'est l'image de l'islam, au-delà de la figure du prophète qui est en question, mais c'est cette image qui est menacée. Quand on est le Daïra Paladin Amine et quand on a guide, comme guide Cheikh Mouhidine, on ne peut pas avoir une autre voie, un autre chemin que de parler de cette question ignorée ou bien laissée en rade, soit par manque de l'honnêteté intellectuelle ou bien par manque de courage. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi deux personnes qu'on ne présente plus, Oustaz Kairé et Oustaz Balé. On les remercie au passage. Merci encore une fois de votre présence. Nous saluons aussi toutes les personnes qui sont présentes. Je veux parler aussi de Oustaz Ndiaye. On s'excuse, Oustaz, de parler devant vous. C'est très dur, et j'ai l'habitude de le dire, de prendre la parole devant vous. Parce qu'on aimerait être là, avec nos stylos, et prendre note. Si, par votre grandeur et par votre compréhension, si vous avez accepté d'être devant nous, ce n'est pas parce que nous avons les moyens, mais c'est parce que la leçon que nous tirons, vous voulez nous dire, vous avez le droit et l'obligation de travailler pour l'islam. Mais merci encore une fois de votre compréhension et de votre présence. Je remercie aussi notre frère Grand Badian, qui est toujours présent de près ou de loin. J'ai l'habitude de le dire quand je parle sur hier, après une interview avec la presse, que j'attends votre correction. Parce qu'il a la sagesse de corriger sans frapper. Il a la sagesse de corriger, mais aussi de vous encourager en public et de vous corriger en privé. Merci encore une fois. Boydo, encore une fois, merci. C'est une personne aussi d'une autre dimension. Si vous voyez passer Boydo, vous voyez la simplicité dans l'allure, mais aussi dans la démarche. Mais dans l'âme et du côté intellectuel, c'est une personne d'une autre dimension. La liste serait longue, mais aussi, si toutes les personnes qui seront citées vont au moins amener avec elles tous ceux qui ne sont pas cités. Merci encore une fois à toutes et à tous de votre présence. Mes condisciples, très honorables invités, en vos titres de qualité, bonsoir. Sans plus tarder, je vous présente le menu du jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème, avant même d'arriver sur la conférence, on va parler sur une dame qui a donné naissance à l'humanité, un homme, l'intellectuel accompli pour parler comme son nez. Sokhna Khadijatou Sylla pour la nommer. Aujourd'hui, on va parler d'elle, mais aussi, quoi de plus pertinent de parler d'une dame en faisant appel à une dame. C'est pourquoi aujourd'hui, Sadio Thiam aura l'honneur de nous parler de cette dame, Khadijatou Sylla, qui a donné naissance, qui a donné à l'humanité Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo.
c'est elle qui va faire le discours en français et après Mamadou Diallo fera le discours en anglais. Donc aujourd'hui, c'est donc la marraine de la conférence annuelle de l'UCAD qui est au menu à travers les discours. Après, on va passer à l'action avec les deux intellectuels qui sont Oussas Balé et Oussas Kairé autour du thème face aux caricatures du prophète, quelle doit être la posture du musulman. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole aux deux invités qui vont faire une petite introduction, ou bien chacun va faire une introduction. Après, on va donner la parole à certains dans l'assistance pour redonner la parole aux invités pour au moins apporter en profondeur le thème. On va passer à la lecture de la marraine de la conférence. Donc on va commencer par la version française et c'est Mamadou Diallo qui a l'honneur de nous faire la lecture. La Daïra Baladine Amin essaie donc de donner le portrait de notre chère marraine, Sokhna Hadijatou Sylla, qui symbolise l'incarnation de la femme pieuse et vertueuse en islam. À plusieurs reprises, dans des bouches modestes ou dans des bouches augustes, on a entendu parler de son humanisme, on a entendu parler de son sens du social. On a toujours entendu parler sa piété. C'était toujours dit avec respect, avec affection, avec conviction. Elle est cette femme dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Sokhna Hadijatou Sylla avait des qualités en quantité et des quantités en qualité. Née à Tiofa Bambara, elle passa son enfance à Kaolack. Sokhna Hadijatou Sylla est de l'ethnie Saraxolé. Elle a 9 enfants, 4 filles et 5 garçons. Une femme qui s'est toujours donnée pour sa famille. Elle passa environ 20 ans à Dakar avec son époux. Un jour, alors qu'elle préparait le déjeuner, le marabout l'annonçant qu'ils doivent retourner à Sagne, car il y a une mission que son père lui a signée et cette mission doit se faire à Sagne Bambara. Elle accepta le souhait de son époux sans résigner, ni protester. À Sagne Bambara, Sokhna Hadijatou Sylla sera une gardienne du temple. Elle était l'épouse, la conseillère, mais aussi la mère protectrice. Elle ira même jusqu'à cultiver des tomates et après chaque récolte, elle partait à Kaolack pour acheter le ravitaillement pour la famille. Derrière le village de Sagne, il y avait un anacardier. Chaque jour, Sokhna Hadijatou partait dans la brousse pour chercher des feuilles d'arbre. Mais à chaque fois qu'elle se sentait fatiguée, elle se reposait sous l'arbre. Et c'est là où était cet arbre que se trouve la maison de notre guide, Cheikh Mouhidine. Malgré des conditions de vie difficiles, elle n'a jamais baissé les bras. Elle disait toujours à ses filles, quelles que soient les difficultés de la vie, soyez endurantes, parce que seule une femme peut dire que je vais donner à l'humanité un homme que toute femme voudrait avoir. Sa foi inébranlable en Dieu, sa piété légendaire fécondée par ses instances activités pieuses auxquelles elle s'adonnait régulièrement, ne restreignait en rien son devoir de femme dans l'accomplissement des travaux domestiques en tant que serviteur en quête de l'agrément de son Seigneur. C'est cette vertueuse femme aux qualités humaines immenses, d'une foi en Dieu inébranlable, d'une crainte référentielle sans faille nette, d'une piété incommensurable, qui a donné naissance à l'intellectuel accompli. Je renomme Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo pour parler comme le professeur Sangué. À présent, je vais donner la parole à Mamadou Diallo qui va lire la version anglaise. Merci. Good evening, Paul. Good evening of the Daira Baladul Amin. Now I'm going to speak my speech. I'm going to do the ask of the question, who is Sokhna Hadijatou Sylla? Sokhna Hadijatou Sylla, the embodiment of the pure and the virtuous of women of Islam. On several occasions,
in modest mood or a august mood, we have here of her humanism, we have here of her sense of the social. We have always here about her piety. It was always said with respect, with affection, with conviction. She is that woman whose dignity and good luck commanded respect. Sohna Hadijatou Sylla had qualities in quantity and quantities in quality. Born in Chafambambara, she spent her childhood in Kaolack. Sohna Hadijatou Sylla is from the Sarakhule ethnic group. She has 9 children, 4 girls and 5 boys. A woman who has always given herself to her family. She spent about 20 years in Dakar with her husband. One day, while she has preparing lunch, the Marabout said to her that they must return to Spain because there is a mission that his father has assigned to him, and that mission must be done in Saint Bambara. She accepted her husband's wish without resigning or protesting. This woman. In Saint Bambara, Sohna Hadijatou Sylla will be a guardian of the temple. She was the wife, the counselor, but also the protective mother. She even went so far as to cultivate tomatoes and after each harvest, she left for Kaolack to buy food for the family. Behind the village of Sain, there was a cashew tree. Every day, Sohna Hadijatou would go into the bush to look for the tree leaves, but whenever she left the tire, she would rest under the tree. And it is where this was that house of Sheikh Muhyiddin is located. Despite difficult living conditions, she never gave up. She always said to her daughters, no matter how hard life is, be touched, because only a woman can say that I'm going to give to humanity, to a man that every woman would like to have. Her unshakable faith in God, her legendary purity, fair target, but by her entrenched and fierce activities to which she regularly engaged, in no way restricted her duty as woman in the performance of domestic work as a servant in sight of the pleasure of her Lord. It is the virtuous woman with immense human qualities and unshakable faith in God. An unfailing referential fionnet of an immeasurable beauty who gave birth to the accomplished intellectual Sheikh Muhyiddin Alpha Samba Diallo, to speak like the Professor Songe Diouf. Thank you so much. Thank you to all. Thank you to Daira Baladul Amin. Thank you of the person who write the text. I want to say Ella Sylla, the moderator of the conférence. Imaginez si vous êtes et moi, je pensais que peut-être il ne serait pas à la hauteur. Mais avec l'envie et l'abnégation, ça montre qu'on peut réussir les choses. Et pourquoi même on a fait le choix de nous donner, faire cette lecture. Et pourtant, il y a des étudiants qui sont au département d'anglais. C'est pour inviter à l'action de ce que Cheikh Muhyiddin disait. Parce que si vous vous rappelez, on ne doit pas être seulement des spécialistes en un domaine. Et comme le disait,
Platon, nul n'est plus ignorant que celui qui est spécialiste en un seul domaine. Donc essayons de s'ouvrir et de comprendre ce qui se passe vers l'autre rive et surtout de comprendre la langue qui domine le monde, qui est l'anglais. Merci encore une fois, mon jeune frère, de cette lecture. Merci encore une fois de notre sœur. Et on est dans un pays où les femmes, le plus souvent, ne parlent pas de la religion. Aujourd'hui, vous avez bien représenté les dames. Merci encore une fois. Donc, sans plus tarder, puisqu'il y a des invités qui sont là et qui sont appelés donc, par d'autres tasses, on va donner la parole à Oustaz Omar Ndiaye. D'accord, voilà. Voilà, donc c'est bien. Merci encore une fois, Oustaz. Donc, moi, je pense que vous comprenez le poids. C'est parce que c'est très difficile de parler devant ces personnes-là. Encore une fois, merci. Ce n'est pas le philosophe qui parle, c'est le disciple. Merci encore une fois, Oustaz. Donc, on va commencer par Oustaz Kairé, donc, qui va nous parler de ce thème encore une fois, ô combien important. Donc, merci encore une fois, Oustaz. Vous avez la parole. Donc, on m'a posé une question, pourquoi vous allez faire la modération en français et les autres vont faire la conférence en Wolof ou bien en arabe. Cheikh Mourid avait l'habitude de dire que l'islam manque de publicité. La langue, ce n'est qu'un instrument. On peut parler avec Dieu avec n'importe quelle langue. Et nous, au niveau du Daïra Balil Amin, on peut être les reflets. C'est ce qui vont faire propager cette lumière du prophète à travers le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer de déplier nos plumes, pour ainsi dire. Et c'est pourquoi on va utiliser une véritable mondialisation et un dialogue des cultures et des langues pour parler avec l'humanité. Merci encore une fois. Oustaz Kairé, vous avez la parole. fal yafrahu moo tax suñu mag ñu baax ñi ak ñi nga xam ne xam nañ dëgg-dëgg maqaama Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que su ñuy wax le contraire bu ñee lii baax na wala lii bon na rek bu ñee lii baax na rek contraire bi moom moo bon te ci jamono jooju la toll bu fekkee dañ ne màggal Yonent bi jël Yonent bi jox ko gëddam dafa baax rek muy ñàkk koo jox gëddam baaxul bu ñu ñàkk koo jox gëddam màggal ko lu baax la mooy kon màggal ko ci boppam baaxul léegi nag yow yaay tànn nag da ngay bokk ci groupe bi wala da ngay bokk ci groupe bi am na ñoo xam ne nag def nañ seen choix ba pare am na ñoo xam ne def nañ seen choix te moom mooy dem ñoo xam ne mooy ñàkk màggal Yonent bi ñàkk koo jox gëddam ba àgg ci lu ñuy tuddee caricature mooy jël ay nataal ci façon bu saboote façon bu yabaate def ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi nga xam ne ci l'islam dañuy tere sax foo ko nataal am na ci histoire am na ñu fi defoon nataal Yonent bi waaye ci cadre l'islam nataal bi dañuy nataal jëm ñu ji nii rek mais bokk ñu ko ci boole loolu de loolu bi mu amee rek bëri woon na coow bi mu amee Iran ñun ñoo ko defoon loolu bëri woon na coow lool sax ndax dañuy jëmmu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy nataal waaye ñii nag ñoom dañ cee boole leneen bu dee caricature laaj nañu xam moom mooy lan mooy caricature ba pare benn la ci façon saboté ndax képp koo xam ne yàlla subhanahu wa taala daf laa jox mission rek bu yóbbu nga xaar lool xaar saboté googu noonu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu commencé mission bi la saboté yi commencé léegi dañ koo def ci beneen anam rek muy jël photo caricature caricature benn façon la benn fànn la ci fànn yi nga xam ne wàllu dessin la wala photo luñ ci jublu nag mooy feeñal ay mbir ak ay jagoo yoo xam ne dafa nekk ci jëmmu doomu aadama wala dafa nekk ci doxalinu doomu aadama par exemple Yonent bi dafa waxoon ne jullit ñi yàlla dig na leen ngañaay yoo xam ne islam dina àgg sax ca palais Kisraaya ak palais Qaysariya loolu dépassé nañ avant Yonent bi di fi génn loolu am na
ku ñuy wax al aswad ibn yaus moom daf daan romb yenente bi bu ñëpp toogee ñu déglu leen seen waa ji moom dafa mën a gént nee na waa Kisra yaa waa Palais xam nga Makka benn désert la woon village la woon boo xam ne daanaka ñoom xamuñu woon sax luy civilisation léegi nag romains yi ak perse yi ñoom ñoo xamoon civilisation ñoom ñoo yoroon ay nguur ñoo yoroon arme xam si léegi nag ñoom dañ leen a yéemoon bu yenente bi taxawee di wax naan nguur gi di islam dina mës a àgg ci ñoom nee na loolu ay gént la déglu leen seen waay bu ko defee xàqtaay waa dëkk ñëpp di xàqtaay di reetaan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci koo xam ne mooy Abu Jahl ci la bokk ashaddu durran min al aada Abu Lahab ci la bokk Abu Jahl ci la bokk Amr ibn Hisham mooy Abu Jahl ba tey ci la bokk al Aswad ibn Yaus ci la bokk Uqbat ibn Abi Mu'ayt ci la bokk Malik ci la bokk ñoom ñëpp ku ci fekkaan yenente bi rek da nga koy saboote di ko reetaan nee na moom nee naa danañ jëli danañ nangu ji nguuru Kisra waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul gaaw a riposté wu ba mu demee ba ëpp nag am na ñaan bu mu leen ñaanal boo xam ne ñaan na ko ci noonu waaye daal ñu xam ne saboote jiitu na lu yàgg la ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla ba mu ko yabalee ne ko fasda' bimaa tu'mar li ma la digal siiwal ko ci la ko xamal ne ko nag loolu mission bu diis la dina am ñoo xam ne dinañ taxaw ci sa wet waaye nag ñooñu bàyyi ma ak ñoom innaa kafaynaaka al-mustahzi'iin yàlla bu la joxee mission wala bu diglee mission bi bu diisee rek dina xamal nit ki ne ko loolu kat lu diis la yar njaboot yar nit ki lu diis la moo tax yàlla bi muy wax waamur ahlaka bis salaati daf caa teg loolu mission bu màgg a màgg la wastabir alayha moo tax ñooñu ñi nga xam ne ñoo ko doon saboté ñoom ñëpp Abdullah ibn Mas'ud nettali nañ ci benn xadis ne keroog maa ngi seen ñoom ñëpp nañuy dee ci Badar benn par benn dale ko ci Abu Jahlin ñaari xale yu ndaw ñu ngi tuddee Ibn Afran ñoom ñoo ko faagaagal dañuy dem gasootu Badar Abu Jahlin gis nga yàlla dogalam Abu Jahlin Abu Sufyan mii naa ko bul dem comme jot nañ ci suñu kii ba pare muy fipp rek ne day dem Ibn Afran ñi nga fële ca Madina ne ñoom dañuy ñëw ci guerre bi ñu ne leen bu leen ñëw parce que ay xale ngeen ñu ne ñoom dañuy dem ku nekk mi ngi fippu jëm ci sa morom bi ñu ñëwee Abdurrahman ibn Awf mooy nettali mu ne dama toog ba ci yàgg rek benn xale bu ndaw ñëw ci sama càmmoñ daan may wokk ne ma xamoo ku ñuy wax Abu Jahl ma daan ne ko ma tiit ndax xale bu ndaw la tax xam naa ki muy laaj ma ne ko yow loo koy dee mu ne ko damaa dégg ne bi ñu nekkee Màkka moom moo dàqoon a lor yenente bi moo ko dàqoon a saboté ma bëgg koo fayul tey ma daan ne ko gis nga borom fasu weexu wële di xuus ci nit ñi jàmm ponkal ma moo ko ma ne ko moom la nee na ma dem bay gëstuwaat beneen xale ñëwaat ci sama côté càmmoñ wax ma la même chose ma daat koy wax tegtal ko nee na ay minutes rek laa ci teg gis dégg Abdullah ibn Mas'ud fekk ñaari xale yi rey nañu Abu Jahl ba tëral ko ci suuf fekk Abdullah ibn Mas'ud moom jaamu Abu Jahl lool waaye suratu Rahman bi mu wàccee yenente bi dafa wax kan moo koy jàng ci kaw ku koy jàng ci kaw ñëpp arrêté Abdullah ibn Mas'ud daal di ñëw daal ne da koy jàng yenente bi ne ko yow doxandéem nga moom yow dëkkoo ci dëkk bi ab jàng amoo ku la xeex kiyal mu ne moo koy jàng dëgër boobu dem jàng ko comme Abu Jahl moom moo nekkoon njaatigéem mu dagg ñaari nopp ci daal koy jox comme ni ñu dem léegi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko di nga fayu balaa yàgg moo tax keroog Abdurrahman ibn Awf nee na bi ma ñëwee fekk Abdullah ibn Mas'ud dagg ñaari noppi Abu Jahl ca la yenente bi waxoon waaye avant mu koy dagg fekk ne ñaari xale yooyu ñoom ñoo ko rey ba pare Uqbat ibn Abi Mu'ayt tam noonu la demee moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli moom moo daan jël der ba def ci ay mbaq ak ay sébrit yu bëri ñëw sotti ko ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu sotti ko ci kawam Fatima moom moo ko daan ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa taxaw daal ne allahumma alayka bi Quraysh
wax ko ñetti yoon ñu yaakaar Xurays yëpp lay lim mu daal di cité ay nit Abdullah ibn Mas'ud nee na nit ñooñu mu cité yoon ñëpp keroog kàmbu Badar ga mooy am na kàmb guñ gasoon ñi faatu woon ci rasootu Badar ci yéefar yi ñu fa lañ leen suul nee na kàmbu Badar ga keroog ñeenante bi cité woon ñëpp gis naa leen ci biir kàmb ndax yenente bi ñaanam dafay dugg ci inna kafaynaakal mustahzi'in kooku moom la ñooñu ñoo tànnoon loolu waaye am na ñeneen ñoo xam ne tànnoon nañ beneen bi mooy màggal jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ku ñuy wax Hassan ibnu Sabit bu yéefar yi xasee ba bàyyi moom mooy ñëw defaraat lépp loo xam ne xasoon nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te yenente bi daf ci daan ànd ak moom di ko ci encouragé moo tax bu ñuy gàmmu wala bu ñuy tagg yenente bi suñu xel dafay dal foofu dafay dem foofu ndax yenente bi daf daan encouragé Hassan naa ko takallam wa ruuxul qudus maak waxal Jibril wala ruuxul qudus mi ngi ànd ak yow ku ñuy wax Kaabu moom itam tagg na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jël li gën a rëy ci moom mooy manto ba mu yoroon daal ko koy jox kon loolu yàgg na fi du lu bees lu yàgg la tagg yenente bi màggal yenente bi gàmmul yenente bi lu yàgg la yenente boobu balaa ñuy wax sax nit ñi yàlla subhanahu wa taala moom moo ko njëkk a gàmm ci ay ayat yu bëri yoo xam ne mënee su ko lim yàlla mi ngi ciy wax qualité yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku nooy la woon fa bima rahmatin min allahi linta lahum ku nooy la yaa gën a nooy ci nooy sax yaa ko gën a nooy waaye nag yàlla subhanahu wa taala moo la baaxee yërmande ba tax nga am jikko jooju ba nit ñi mën a ñëw ci yow nit ñi lu ëpp 1 milliard wala 1 milliard et demi ci àdduna bi koo ci wax lu naqari yenente bi mu attana xeex ak yow lu la ko mooy fa bima rahmatin min allahi linta lahum waaye yemuma ci loolu damaa jël sa dënn ma yaatal ko alam nashrah lak sadrak yaatal ko ba nga mën a jëflanteeg nit ñi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Busayri dafay wax lu am solo aqsamtu bil xamaril munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatun magruratal qasam nee na maa ngi giñ ci borom weer wi aqsamtu bi rabbil xamari waaye yenente bi dafa xaroon weer wi inna lahu yenente bi am na nisba am na lu mu nuróoleeg weer bi lan la nuróoleeg weer bi mooy al inshiqaq yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu xar dënn bi loolu ñuy tuddee xil li nga xam ne dafay nekk ci doomu aadama boo gis am na loo xam ne am na ñaari côté yoo xam ne boo laalee bii ci wàllu mbégte mu jóg manifesté wu boo laalee bee ci wàllu ñàkk bég mu jóg manifesté wu seytaane la ca cër ba ca xol ba amoon lañ jël raxas ko mu set wetti génne ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu mën a xajoog ñëpp keroog bi nga xamee ne waa Makka ñëpp becc ngel nañ ko ñëpp gàddaay nañ ko Xadija faatu na Abu Talib faatu mu ne xaaral ma dem ci ay nijaayam dem ci Taif ba mu demee ñu boole ko ak xaj yi ak dof yi di ko sànni ay xeer ba yaram bi tax lépp ak deret Jibril dafa wàcc daan ne ko téemaa jël ñaari doji Aba Xubays yi sànni ko ci seen kaw bu ko defee ñu faatu kenn Taif ñu fàtte ko mu naan ko Allah yàlla yenente bi ne ko déedéet allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun boo demee Taif fi mu toll nii loolu yéen allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun moo tax boo demee Taif ci comme Mbuur ni mu mel ci Sénégal nekk dëkk touriste bu mag a mag ci Arabie Saoudite noonu la mel te bu dul woon ak yërmande Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk boobu kenn waxatu ko Jibril dafay wàcc ndax yeneen bu ñaanee yàlla daf koy daal di nangu Yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam Seydi El Hadji Malick nee nañu li ko li yéeme ci moom mooy ne lépp lu nit di làq ci daraja ci àdduna ak ci àllaaxira moom làq na ko waaye boo ko gisee moo gën a toroxlu ci àdduna bi wa haaza maa haaza
lépp lu nit di làq rek ci daraja ana kan lañ fi jël reñaanal ko yóbbu ko ci génn guddi mu jàkkaarloog yàlla subhanahu wa taala te yàlla néew ko summi say dal kan moo am daraja boobu amul kenn moom kese moom moo ko am kan moo am daraja yàlla subhanahu wa taala jàkkaarloog yow nekk inna fatahna laka fathan mubinan li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar yàlla jéggal na la li jiitu li ñëwagul yàlla jéggal na ko kan moo am garaat boobu kenn amu ko. Afrique ay pouvoir am Asie la départ dugg na Europe avant muy faatu daanaka téewoon na adduna bi daanaka ci loxoom moo tax benn allemand bu ñuy tuddee Ahmad Assad Léopold la tuddoon waaye dafa tuub ñu tuddee orientaliste benn orientaliste la dafa ñëwoon di gëstu l'islam gëstu taarixu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am lu ko ci choqué mu dugg ci l'islam biñ ko laajee mu ne li ko choqué mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wulida ala alxasiri wa mata ala alxasir yenente bi dama seetlu ne adduna bi ku fi am pouvoir ay ñoom Kisra Qaysar Romain ku ci am pouvoir rek ba ci sax Alexandre le Grand bi mu demee ba am pouvoir gis nañ ne dafa dëkk ci ay palais yore ay soldats yore pouvoir bu mag a mag ba pare di ko utiliser ñun ñii rek ku ci dem ba ku ci ànd ak nit rek dem ba ci yàgg nga xaw amas ndërëm tuuti rek nga gis mu commencé soppi solin léegi leneen lay sol soppi waxin léeg-léeg sax mu soppi numéro téléphone am léeg-léeg mu soppi ay àndandoom nee na loolu laa seetlu ne dalul yenente bi dafa juddu ci njirim mooy ne avant muy juddu baayam faatu na bi mu juddoo avant muy xàmmee di xam dara yaayam faatu bàyyi kook Abu Taalib nga xam ne ak Abdul Muttalib donte ay kilifa lañ waaye ay foqara la ñoo amuñoon bu baax Abu Sufyaan ak waa këram waa Banu Umayya ñoo amoon alal ji waaye waa Banu Hashim ñoo yoroon daraja ji waaye nag koom-koom mi yoruñ ko woon mu juddu ci basan lu mu ci jublu mooy dafa judd ci ñàkk yenente bi keroog ba muy faatoo wut ci biir palais mi ngi faatoo néeg ya Sayyidatuna Aïcha cag basan daan ne loolu ci moom rek lañ ko gis koo xam ne buy pouvoir ci àdduna yore nga ko ndax sa pouvoir àgg na ba Afrique àgg na ba Asie la départ fépp dugg na fa daanaka ñëpp sa ndigal la ñëwee ku la tudd attan nañoo xeex ndax yow daraja jooju nga am ko waaye àgg nga ci asamaani juróom-ñaar ci daraja dem nga ba jàkkaarloog yàlla subhanahu wa taala ba pare pouvoir boobu nga am ko di lekkandoog ñu nga daan lekkandool xale bu ndaw boo ko gisee di toroxlu ci kanamam mag moo gis respecté ko gën a toroxlu sàll léeg-léeg sa kër cin nga toog ay weer sa kër cin du fa tàkk nee na loolu daal nit mënu ko ku jóge ca yàlla rek subhanahu wa taala moom moo ko man kon yenente bi wa xaaza ma xaaza comme ni ko ala Seydi El Hadji Malick wax wa xaaza ma xaaza làq na la mu làq lakin laa yumaasalu min tawaaduin wa xushuuci alqalbi wa ratani làq na la mu làq ca daraja waaye kenn du dayoog moom kenn du tolloog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak toroxlu léegi yenente boobu comme daraja jooju la am ku toll noonu ñun koo xam ne du yenente sax wala dafa am tuuti daraja rek dina am ay jafe-jafe sàkkantuma laak yenente bi nga xam ne moom moo ëpp daraja moom moo tax ñu binduñu moom mooy sayyidul xalq moom mooy sangu mbindaafoon yi kon kooku dina am ñoo xam ne dina ñëw di ko saboté te ñu koy saboté ñëpp lenn rek moom moo tax mooy ne dañoo bokk ci beneen parti bi adduna bi ni muy doxee mooy yàlla subhanahu wa taala bi mu bindee nit wala bi mu bindee ba pare dafa teg ñaar wa hadaynaahu najdayn ñaari yoon yi léegi nag yoon yooyu dafay am loo xam ne moo lay niital pour nga jàll fa dem beneen yoon bi moom amul problème parce que am nga ñu la gunge mooy iblis wa dunya wa nafsu wal hawa ñoom danañ la tatagal jàppale la moo tax yoon wa day neex yàlla nag chaque
instant dafay yabal koo xam ne mooy ñëw di jàppale nit ñi ci yoon woowu pour di leen leeral comme ni nga xamee ne lampe bi bu ñu fayoon lampe yi nii nit ñi jóg di dox mu lëndëm la budda dina am ñoo xam ne dañoo mbëkkante dinañ mbëkkante wala saisi dinañ mbëkkante loolu dina am niki noonu itam am na beneen leer boo xam ne bu fayee mbëkkante bu gën a garaaw moom mooy am lu ñuy tuddee tasaadumul ahwa aw tasaadumul arwaax mooy ruux yi ak bëgg-bëgg yi ñoom ñooy mbëkkante loolu moo tax ñuy teg loi loolu moo tax ñuy yebal yenent loolu moo tax ñuy yebal kenn koo xam ne dafay ñëw pour teg nit ñi ci siraatal mustaqim bu ma yaree samam xar jël samam xar yar ko man xar mi rafet lool ma bëgg ko waaye ñu toog tuuti Oustaz Balla romb ko rek moom it bëgg xelam dem ci xar mi mu bëgg xar mi te moomu ko léegi nag ñaari bëgg-bëgg tase na pour ñaari bëgg-bëgg yi bañ a mbëkkante il faut am loo xam ne dafay ñëw niital leen bañ ku nekk xam fi ngay jaar loolu moom mooy al kutubu samawiya te bi ci mujj moom mooy alquranul karim yahdi bihi llaahu man ittabaa ridwanahu subul salaam yàlla dafay gindee nit ki jëme ko ci ar rusdu jëme ko ci siraatal mustaqim waaye ci lampe boobu ñuy tuddee alquranul karim léegi nag am na ñoo xam ne lampe boobu mooy yenente bi ak li mu indi ñoom daf leen a déranger lampe boobu dañuy bëgg chaque jour lu ñuy tuddee tasaadumul ahwa comme ñi nga xam ne dañoo bëgg am na ñoo xam ne fu ñu toll rek dañuy bëgg nit ñi di mbëkkante ay explosion di am nit ñi di reyante am na ñoo xam ne loolu lañ bëgg waaye ci beneen côté bi ci wàllu ruux am na ñoo xam ne dañuy bëgg fu ñu toll rek bëgg-bëgg yi ak ruux yi di mbëkkante di def loo xam ne dafay safaanoo ak bëgg-bëggu doomu aadama kii dafa yor alal ma bëgg alal ji naa ko rey pour jël alal ji sama bëgg-bëgg laa jiital ci bëgg-bëggal léegi nag alquran wala loi wala lu mën di nekk moom mooy ñëw daal di wax ne lii ki ko ñàq moom moo ko moom léegi nag am na ñoo xam ne bëgguñ loolu taxaw dañ bëgg rek àdduna bi nekk sorxo àdduna bi ay idéologie yoo xam ne kenn xamul fu ñu ko jële lu ñuy tuddee liberté totale loo xam ne amul fu mu yam nit ki bu ko neexee mu toog ba ci yàgg daal ne man daal dama choisir nekk góor wala ma nekk jigéen ñu ne loolu am na ci liberté te loolu bokk na ci li nga xam ne dafay waral tasaadumul ahwa bëgg-bëgg yi mbëkkante dafa wuutoo ak nature bi ak li nga xam ne moom la ñuy dund léegi ñooñu nag ñoom ñoo àgg ci lépp loo xam ne dafay niital nit ki pour mu dem ci rusdu rek ñu faagaagal ko jële ko fi ni lañ ko defe woon ci église bi ni lañ ko defe woon ci lépp loo xam ne rek dafa jóge ci yàlla léegi nag islaam moom moo leen tëj islaam ci lañ toll fi mu toll nii pour faagaagal ko boo gisee caricature yi ñuy def ak boo gisee saboté ñiy saboté nante bi du photo caricature kese waaye joué nañ sax ay film di ci wane nante bi def ay dessin di wane ne ay wi nekk ci àdduna bi yëpp Muhammad a ko waral te contraire bi la moom moo fi indi jàmm ci dessin ne benn nit boo xam ne dafay taxaw kaala gi nekk ay bomb nekk ay char mu teg benn ndab ci kawam wala mbaxana boo xam ne day fees dell ak deret tiim nit koo xam ne dafa kaalawu moom itam jël jaasi di ko rendi pour wane ne kii pour ñàngal nit ñi ci kanamu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk na du moom am nañu ko jiitu woon ci loolu waaye souvent savane bi mooy am bu ñu defee loolu rek dañuy gis ne islam dafay amaat beneen élan dafay am beneen tëbin ndax borom xam-xam yi dañuy wax ne yuriduna li yutfi'u nuurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurihi aw wallahu mutimmu nuurahu dafa mel ni rek sawara bi nga teg taal après nga jël essence yuriduna moom mooy essence bi fekk ñoo ngi bëgg rek pour fay leeru yàlla gi subhanahu wa taala fay gañ koy fay moom mooy nekk essence bi nga xam ne moom moo koy gën a taal moo tax
yuriduuna li yutfiu saa bu ñuy bëgg rek loolu bu amul rek daanaka islam day mel ni luy nelaw waaye feek ñoom ñoo ngi defi pexe rek islam di gën a am élan pour di jóg islam di gën a am élan pour di jóg léegi nag comme ñoom taxawaay boobu la ñu am te am ci yitte loolu nag maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg a faagaagal l'islam dañoo bëgg a faagaagal liggéeyu yenente bi parce que yenente bi dafa liggéey bu rëy mooy defar ay nit yoo xam ne koo ci seppi rek mu mel ni moom ndax Michael Hart bi mu génnee téeram boobu alxaaliduna mia mooy ñi nga xam ne ñoo gën a sax ci taarix ñi gën a sax ñoo xam ne seen tur du fay ba mukk téeméer lañ ki ci jiitu yenente bi la Omar ibn al-Khattab la def 3e position te Omar ibn al-Khattab ci yarinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon moo tax waa ji dafa xool jàngat yenente bi jàngat ba ci yàgg mu ne daal laqad intasara muhammadan laqad intasara muhammad daal gagné na réussir na ñu ne ko pourquoi mu ne parce que yawma jaala makarim al axlaaqi basharan shawiya dafa jël jikko ju rafet def ko muy nit ku taxaw jikko ju rafet nit ku taxaw boo làmbee ñi mu yar ñi nga xam ne ñoo ci jaar ba léegi sax koo ci jël rek Omar ibn al-Khattab benn waaye dafa jóge ca Kisra ñëw am mission bi muy dox si bi mu ñëwee dugg Madinatul Munawwar daal di laajte xalifa bi njiitu jullit ñi te boobu jullit ñi ñi ngi toll ci seen digg doole Perse yi ragal nañ leen daaneel nañ leen ba pare romain yi itam dëkk yi ñu occupé woon yépp Omar ibn al-Khattab jël na ko mu ñëw ne ana xalifatul mu'minin ñu ne ko est-ce que génnul aw ci àll bi ñu tegtal ko ne ko fii laaw mu dem topp ci daan ne loolu xanaa mënta nekk benn xalifa di aw ci àll bi moom kese ba mu demee fekk mu tekk ci ron ak garab di nelaw mu yéemu ci mu daat koy pëkk daat koy yee daan ne ko xakamta fa adalta fa aminta fa nimta yaa Omar daan ne ko dëgg daal atte nga teg ko ci yoon bi nga attee teg ci yoon nag sa xel dal nga nelaw waaye man ñama bàyyi fële la ko dale ca buntu pale ba ca buntu ba fa la nit ñi di taal fa ngay balaa ngaa dugg rek moom mooy problème bi ku nekk yor sa xeej yore sa jaasi di la garder te insécurité foofa la lay fekk def la lim lay def yow nag nga jiite lu toll ni li nga jiite Kisra jiitewul lu toll noonu Kaysar jiitewul lu toll noonu nga ñëw fii toog ci sa taatu kàddu di nelaw yow daal ndekete maandu daal moom mooy lépp boo maandoo di nga am dal boo maandoo di nga mën a nelaw yu neex te doo am ay gardien loolu lu ko maye mooy yaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq ndax kat loolu yenente bi nañ ci taxaw bu baax a baax jikko ji léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay wax man damay lu yenente bi doon def dama koy def jël ci yenente bi na muy solo kaalaw jël ci yenente bi na bologee muy solo yépp waaye mu fàtte jikko ji koo xam ne day dem jàkke ja fu mu toll jullite lool ba ñu am tur yu sax ñu koy tudde naa ko sunni di ko dàkkante la yenente bi waaye mu fàtte bi ëpp solo moom mooy jikko te moom moo tax ñu fo islam looloo tax ñu yebal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jikko rek moom moo tax léeg-léeg gis koo xam ne dafay mel noonu waaye boo jëflanteeg moom rek xeet ko léeg-léeg gis koo xam ne sax nitu diine lay nekk kilifa diine lay nekk sëriñ lay nekk wala ustaas lay nekk waaye boo jëflanteeg moom rek ci wàllu jikko rek nga xam ne kii li gën a am solo li nga xam ne moom la fi yenente bi indi jëlu ko dafa jël rek ya nekk ca kaw moo tax yenente bi daan wax lu bari inna allaha la yansuru ila suwarikum wala ila ajsamikum yàlla xoolul seen colke yi yàlla xoolul seen jëmm yi waaye yàlla li muy xool ila qulubikum xol yi lay xool lan yanaala allahu luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu taqwa yàlla subhanahu wa taala nee na moom li koy bégloo li nga xam ne moom lay sàkku ci nit ki li mu bëgg moom mooy at taqwa loolu nag la yenente bi defoon te ñoom moom la ñu bëri manqué moo tax islam néew doole léegi moo tax ñu yeb ñu ba ñu caricature du mujj fenn moo tax islam daal daanaka
ci xeet bi ëpp la bokk waaye mbooloom kese la 1,5 milliard wala 1,8 milliard loolu xeet bu ko nekk daanaka man nga ne ci ñi ëpp nga bokk benn diine lañ ko fi tëkkaleel muy diin an nasara lañ ko fi tëkkaleel ci ñoom ñaar léegi nga am doole ju toll noonu mënoo yëngal sax bant loolu mooy la yenente bi joxoon loolu nga bàyyi léegi nag da ngaa focaliser wu da ngaa tarkiis da ngaa concentré wu ci li nekk ci kaw mooy ci ay colin da ngaa concentré wu ci jëmm da ngaa concentré wu ci loo xam ne daal jërul concentré wu jikko ji moom moo jëra concentré wu te moom la ñu mag ñi daan defal moom la mag ñi commencé woon muy liggéey bu am solo mooy tarbiya fexe ba nit ki loolu noonu nga xam ne lu sew la ñu fexe ba def ko ci nit ki bu nit ki génnee daara bu nit ki génnee ci riyaada bu nit ki génnee ci tarbiya daal di mel noonu rëy ga nekkoon ci moom yëpp daal di wàcc mu yore jikko ju rafet loolu nag ay sol yére yu rafet joxewu ko ay mazhar joxewu ko sëñ Tuubaa dafay wax ne arkaanu bayti jamii al qawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an suyuqin fi lfutuhaati maanaam ñi nga xam ne dañu dem ba toll ci daraja boobu darajay yàlla yar leen bañ jël loolu bañ jël lu sew loolu nga xam ne moo fi indi woon yenente bi ñooñu fu metti la ñuy jaar tëbuñ tëb rek nekk ci ay palais yore seen ay yére yu rafet di araamal ak a daganal déedéet ñooñu sëñ Tuubaa nee na ñetti pànku lañ jaar bi ci njëkk mooy sumt noppi lépp loo xam ne sa yoon nekku ci nga bañ ko wax waaye nag wa juu'un tawilun xiif lu mu ci jublu mooy nga bañ a topp àdduna nga bañ a topp sa bakkan nga bañ a topp sa ndeyjoor juu'un tawil xiif bu yàgg nag moom moo la koy jox baadahu saharun après nag foog guddi gi mooy di ñàkk nelaw guddi gi ñàkk nelaw guddi gi ci njàng ñàkk nelaw guddi gi ci jaamu yàlla beneen bi mooy inizal mooy wéet nga wéet ak sa borom ndax ñëpp kat ci wéet lañ tàmbalee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant wahyu bi di ñëw ci wéet la tàmbalee daraan dem ca xaaru Xiraa di wéetal borom bi di xool asamaan si ak suuf kéemtaan gi ci nekk di yéemu ci suñu borom ki bind lii daal maanaam lii daal am na lu nekk ci ginnaaw di yéemu itam ci dofuk waa ji nga xam ne dafay yett aw xeer ba mu jekk mu teg ko ci kanamam di ko tàllal ay loxoom naa ko sama doom dafa feebar dimbali ma ci damaa bëgg nga may ma wërsëg takk aw xeer mooy xeeram di yéemu ci ndofuk kooku ba Jibril fekk ko fa daat koy jox lam koy jox mag ñu baax ñi itam ci noonu lañ ko doon defee ba yàlla fekk leen fa jox leen lam leen jox ci li nga xam ne moom la ñu yabaloon yenente bi pour mu mottali ko mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq ndax bu jógee ci nit dara jógeetu ci mais comme ni ko waykat bi di waxe innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat axlaaquhum zahabu loolu tax ñu ciy insister mooy jamono ji dañu gis ne bu ngeen duggee ci réseaux sociaux yi xaw ma yéen a ngi koy toppam déet am na ay waxiin ak ay defin yu ñaaw a ñaaw yoo xam ne mi ngi am ci biir réseaux sociaux yi ba mu nar fee jur loo xam ne sax la qaddarallah yàlla bu ko yàlla dogal ñaari camp yoo xam ne ñoo bokk benn diine mooy l'islam ak salafiste ak suufi yu ne yi ku nekk di sànni sa morom ay kàddu yu ñaaw te pourtant bu fekkoon loolu nga xam ne moom la yenente bi indi buñ ci amoon tuuti rek kenn du wax sa morom dara kenn du ci wax sa morom dara sëñ Tuubaa mi nga xam ne dafa matale woon lépp dafa doon wax képp koo xam ne wax na ko kàddu gu ko naqari moom baal na la ku ko wax kàddu gu ko naqari baal na la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kuy roy sunnaam moom itam ku ne xam ne ne yenent yi liñ doon daj moom daj na ko lu yonent doon daj ci métti rek moom daj na ko mook Seydina Muusa te pourtant moom
Jibril ñëw na ne ko ma alak nangam mu ne déedéet nañ leen bàyyi allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. lu tax ñun duñ mel noonu lu tax duñ jël jikko boobu lu tax nit ki nga xam ne dangaa wuuteeg moom xalaat dangaa wuuteeg moom gis-gis doo ko jéggal gis wuute gi mu wuuteeg yow ci gis-gis lu tax mënoo muñ wuute gi mu wuuteeg yow mooy ne loolu la manqué ba tey kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mission boobu la fi indi te loolu noonu fu mu nekk comme ni ko waykat bi waxee loolu ci fu xeet bu mu nekk rek maanaam ñoom am nañ àdduna am nañ àllaaxira fu mu génn nag mooy xeet booba nañu préparé wu te xam ne ci yàqu ak tasaaroo ci lañ jëm léegi nag comme yonente bi noonu la def ay nitam am ñeneen ñu jógee fa la ñëw daal ne ah ñun kat lii duñ ko seetaan islam moom bu ñu seetaanee nit ñi di ko luñ tolloo ci karaw Seydina Muhammad kenn waru koo laal ñii danoo joxe woon seen bopp ba jeex tàkk loolu benn la beneen xissa bi mooy bi oustaz nettali sànq ñaari xale yooyu nga xam ne ñoo jëkkante woon di rey Abu Jahlin muy Muaz ibnu Affan ak Muaz ibnu Amr ibnu Jamuh nga xam ne keroog bin rayee Abu Jahlin ñoom ñëpp dañoo daw jëkkalante Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne naan maa ko rey Yonent bi ne ba fompagu leen seen jaas yi ñu leen dee Yonent bi xool jaasi kii xool jaasi kee ñu leen yéen ñaar ñëpp yéen a ko rey te ñooñu boobu ay xal la woon te kay kilifa la woon ku mag la woon ku danger la woon kon kenn amatul lay loolu fi jànge moom ndegam xale yi ñooy jóg di joxe seen bakkan ngir rasulillahi ana kon ñun mag ñi kenn ku ne nan fa nga nekk nag foofu la soxla jaaykat bi waaye jikko buy tax ñu naw lislaam waaye bu prix yi yokkee nga yokk te doo bu wàññikoo doo wàññeeku taximan bi xoolal li ngay liggéeyal ci Seydina Muhammad jàngalekat bi xoolal amaana bi nekk sa kanam nga xam ne xale yi war ngaa dugal ci ñoom l'islam war ngaa dugal ci ñoom xam-xam sax biñ la sant waaye liggéey ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii buñ ko doon topp du jeex ñu joxe beneen mawqif boo xam ne mi ngi amoon 1890 ku naan sultan Abdul Hamid Khan naan ñu gën koo xamee ci Abdul Hamid Assani ci dawla Osmaniya ku jàmbaaroon moo tax bu gisee Erdogan mel ni mel ci lislaam fiir ci lool moom rek mooy wax ak lu mën a xew nag moom rek moo ñeme am fit taxaw ku xas yenente bi mu xas la wala mu wax la ko neex moom rek moo ko sañ moo tax dañuy fàttali aaya boobu wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi maanaam boo amee jiw bu baax def ko fu baax lu baax rek lay mën a génne ñoom noonu lan ma sa mel benn waa France danoo bëggoon a jël tourné benn film ngir ñaawal ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam